salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci télévision Futur Média nu ñu koy faree di defal heure bi su jotee maanaam def le point sur le Covid-19 le coronavirus fu mu toll ci Sénégal moo tax boobu ba léegi ñu ngi leen di defal édition spéciale ci wàllu wi ci kanam tuuti nag dinañ dem ministère de la santé ndax xam ngeen ne le ministre de la santé chaque 17h wala aux environs de 17h30 dina def le bilan de la journée. kon ci kanam tuuti dinañ dem ministère de la santé fekk fa nos reporters qui sont sur place depuis ce matin avant loolu nag dinañ toog fii ci plateau bi waxtaanee wàllu feebar bi nga xamante ni ñu bari mu ngi leen di jaaxal ñu bari ba léegi amaguñu compréhension si naka lañu koy moytoo ak itam les préventions qu'il faut loolu yëpp tey dinañ ko waxtaanee ak prise en charge bi ñu ngi ci war a dalal nag ci plateau bi docteur Ndiouga Fall Dieng maa ngi lay nuyu bu baax yow pharmacien clinique nga États-Unis nga nekkoon. dëgg la kay. waaw ñu dalal la kon tey jii pour ñu waxtaanee wàllu feebar bi gis nga ne démb Sénégal cas yi day gën di yokku amaat nañu 9 cas démb 5 yi nee nañu wér na maanaam ñu ngi toll kon Sénégal ci 42 cas positifs naka nga gisee évolution feebar bi ci Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu bu baax waa Sénégal di nuyu sama sëriñ sëñ Xaasim Mbàkke sëriñ Mor Talla Fall di nuyu aussi suma mbokk yi ak samay dëkkandoo waaw loolu noonu lu jar a bàyyi xel la ndaxte soo gisee tey ci àdduna lu mel ni Italie États-Unis ak Europe ni mu doy waar ci ay réew yu am doole lañu ñun ñoo war a gën a fagaru ndaxte su fekkee ne pàcc mi dañ faa àgg parce que tout va se jouer dans les 2 semaines qui vont venir je commencerai par vraiment encourager et remercier le président de la République parce que def na ci taxawaay bu mat di encourager le ministre de la santé ak tout le personnel de santé soignant mais tout va se jouer dans les 2 semaines 10 jours à 2 semaines yi ñu jëm pour que flambée bi bañ a dal ci suñu kaw ndaxte loolu maanaam si su dikkee ci Sénégal muy réew mu néew doole hôpitaux yu bari nit ñi nga xam ne ils sont gravement malades amuñu intensive care unit amuñu ay soins intensifs ay lal soins intensifs yoo xam ne dina leen mën a recevoir traiter leen kon li ñu mën a def rek mooy fagaru bon mais lan moo tax nga ne lan moo tax déjà nga ni que tout va se jouer dans les 10 jours à venir. donc tout se joue dans les 10 jours à venir 2 semaines mooy nit ñi nan la ñu mën a tooge seeni kër. nit ñi nan la ñu mën a topp recommandation yu ministère de la santé def président de la République joxe ko mooy nan la ñu mën a éviter di dajaloo. parce que tey su fekkente ne ay nit dañu dajaloo dafay créer lu ñuy wax ay cluster maanaam. ñaar fukki nit téeméeri nit suñu dajaloo alors ku nekk soo delloo sa kër wàllante bi dafay exponentiel c'est-à-dire soo xoolee Sénégal mercredi passé le 27 je pense que on était mercredi passé bi rek on était à peu près à 27 cas tey ñu nekk ci 40 et quelques cas te loolu noonu mooy ñi ñu xam loolu noonu mooy ñi ñu xam parce que le taux de testing muy ci Sénégal di réewu Afrique yi même réewu développé yi alors doyul ba nga xam ne bi bari na ñu nga xam ne tey yore nañu feebar bi ca xëy na xamuñu leen donc li nga xam ne lii moom moo ñu ci mën a dimbali c'est la prévention ku nekk ngay raxas sa loxo bu baax di set parce que virus bi aussi dafa mën a dund ci ay surface yu dee lu mel ne table lu mel ne téléphone bi bouton ascenseur escalier bon ba nga xam ne bii nit yi fu ñu toll li ñu leen sant ñu koy def da raxas seen loxo bu baax a baax bañ aussi di dajaloo parce que marla im si su fekkente ne bañ aussi di nuyoo di joxante loxo. waaw loolu sax moom léegi Sénégalais yeewu nañ ci parce que sincèrement salaamaaleykum doy na ci nuyoo sëkk. respecter la distance. bon la distance c'est important parce que dañuy wax 1 mètre ñuy wax 1 mètre 50 ñii de 2 mètres parce que jàpp nañu ne virus bi mënul dund ci air. mais dina dund ci ndox ci humidité parce que nit kiy wax wala mu sëqat wala mu ticholi dafay am ay droplet ay ndox yu génn ci gémmiñam loolu noonu virus bi
mun na ci dund loolu la ñu jàpp ne mun nga ko noyyi wala mu dugg la ca su boobaa kooka mën na laa wàll donc loolu moo tax ñu naan pour ñu respecter boobu distance mais tey su fekkente ne ay mbooloo yu bëri dañu dajaloo nit ki suy wax rek même su sëqatul tisooliwul dina am humidité bu mu créer nit ñi suñu tampaloo bari dafay créer benn humidité ambiante loolu ndox lay doon bu nga xam ne bi virus bi mën na ci jaar ba xam ne bi yow mi nekk fii mën nga ko wàll ku la gën a sori lool waaw dafa mel ni information jot nañ ko xëj na sax fa laa waroon doore ku wax ne groupe Futurs Médias jot na wàllam ci nar wi ndax am nañu benn cas boo xamante ni bu coronavirus le groupe a déjà sorti un communiqué pour wax ci mbir mi ndax nag du feebar boo xamante ni bu ñu war a nëbb la moo tax le groupe le premier cas de Covid-19 a été confirmé au sein du groupe Futurs Médias par l'Institut Pasteur à la suite d'une ordonnance médicale concernant un agent du groupe. L'agent concerné était rentré d'un voyage à Paris lundi 16 mars. Comme stipulé par le protocole d'urgence décrété par l'État, l'employé a été mis en isolement. Pour des raisons liées au droit de la confidentialité de l'information concernant l'état de santé du patient, aucune information supplémentaire ne sera donnée. Concernant les dispositions de prévention et de précaution, la direction générale du groupe Futurs Médias a pris les dispositions drastiques pour assurer les services essentiels et protéger les employés. Loolu nag defe naa lu am solo la groupe Futurs Médias di yëgal askan wi ne am nañu benn cas ci biir kër gi waaye nag dafa di loo xamante ni confidentialité bi nga xam ne moom moo lal wàllu wér-gu-yaramu ak nit ki ñuy bañ aussi stigmatisation boobu ba léegi ñi ngi koy wax moo tax mënuñu wax kan la waaye lu ci mën a am mooy ne groupe Futurs Médias nee na jël na toutes les mesures qu'il faut pour aar ñun ñi nga xamante ni ñooy personnel bi nekk fi kon donc loolu moo doon xibaar bi am nañu benn cas confirmé par l'Institut Pasteur de Dakar maanaam loolu lañ doon wax léegi Ndiouga Fall dañoo gis ne aussi am na ñoo xamante ni ci askan wi ba léegi nangooguñu sax ne virus bi am na fi gis nañu ce qui s'est passé état bi jël na ay mesures mais am nañu continuer di braver interdiction wu état bi te loolu ñuy def ay regroupement gis nga ce qui s'est passé hier am na ñoo xamante ni dañ doon manifester di xeex ak policiers yi nanguwuñu daal soumettre ci mesures yi nga xamante ne état bi teg nañ ko pour ñu moytu propager le virus au Sénégal. waaw xam nga comportement nit ñi moom sincèrement man loolu opinion rek laa ci mën a am. opinion rek laa ci mën a am. Le président de la République su waxee ñoom ils sont beaucoup plus informés ñoom information yi ñu jot mënoo ko imaginer donc lu ñu la sant ci mu doon sa njëriñ da nga ci war a dox. Sénégal yëpp ku ci nekk am nga personnel de santé bu yeewoo sa kër am nga médecin wala nga am pharmacien wala nga am sage-femme wala nga am matrone wala sax ñi nga xam ne dañuy liggéey rek ci hôpital bi gis nañ ñu fa indi. ba tàyyi pour feebar donc nit ki su fekkente ne et puis ñu gis àdduna ni mu demee da nga lànk ne du loolu bon man xaru laa ko tuddee. parce que su fekkee da nga ko yemale woon ci sa bopp rek du nekk problème mais àq la pour que nga am boobu comportement boobu négligence bu nga xam ne bii musiba bi du yem ci yow dafay yem ci leneen li ma leen bëgg a xamal mooy lii moom bon lu sérieux la. donc pour revenir ci cas bi nga wax ñoo ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko bon may ci aussi remercier le groupe Futurs Médias bu nga xam ne bi man bon sincèrement bu nga ko xamee ba tey ci excellence lay dox loolu ngay gis dafa nekk lu nga xam ne lii c'est un droit au malade c'est un droit au patient yow mi koy faj ak yow mi nga xam ne am nga accès ci record médical am ci dossier médical am le secret médical voilà amuloo benn droit alors nga koy divulguer parce que kooku su nekkee ci yenn réew yi sax malade bi mun na la porter plainte waaw même nit ak soxnaam
soxna si su dikkee mu laaj la information médicale ci borom këram yow xamuloo lu ñu seq ñoom ñaar xamuloo ndax dañu am problème wala déet da nga ko naan demal ci sa borom kër mu defal la décharge soo ko indee su ko defee ma jël dossier bi soog la koy mën a jébbal nga xool donc loolu c'est un droit au patient Sénégal nag ñoom tant que dugaluñu seen loo ci taal bi mu lakk leen duñ xam ne xala ngi ci biir bon pour revenir ci cas boobu nga wax ci Futurs Médias may wax ak rek mbokku personnel de santé bi loolu moo tax liggéeykatu santé bi dafa war a am leadership bu dëgër këng. maanaam. waa kay maanaam. ñi nga xam ne ñi tey par exemple ñoom ñooy le personnel de santé muy ci médecins yi ba ci suuf ak ñi nga xam ne ñi aussi c'est des scientifiques dans ce pays. dañu war a am ay bopp yu nga xam ne yi ñoom ñoo ŋànk mbir mi nga xam ne dinañu mën a informer l'autorité à temps mën aussi di train maanaam di former ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo nekk ak malade yi parce que ki nga xam ne kii dafa nekk ak malade dafay mën a exposer wu ci benn charge virale bu nga xam ne bii bon moom moo ëpp parce que toujours yaa ngi ci malade bi nga xam ne bii dafa am coronavirus donc yow ci sa bopp gant bi rek ni nga koy solee ak ni nga koy sumee dañ la ko war a jàngal ni ngay approcher malade bi dañ la ko war a jàngal li tax ñuy bañ nit ku dara jotul nga sol gant sa loxo da nga koy laal fu nekk ci virus bi pour le moment jàpp nañu ne presque pendant des heures à 2 jours sax mën na ko dund ci lu dee masque bi ni nga koy téye di ko sol di summi di redresser di defaraat risque la ci yow ca comme nekkuloo comme personnel de santé boo xam ne mu ngi exposé wu loolu alors da ngay gën a yokk sa ay chance de tomber malade. ñu ngi wax que ne am na garab yoo xamante ne comme yow yaa ngi évoluer dans le monde de la pharmacie yàgg nga ci États-Unis ñibbisi nga Sénégal ba léegi yaa ngi ci biir aussi di ci liggéey ak les autorités tey jii ñi ngi avancé ay chloroquine ñi ngi wax ni boo ko jëlee mun na tax nga wér ci feebar bi ñu ngi wax état yu bëri comme États-Unis yeneen réew yi ñu ngi koy utiliser est-ce que bon même États-Unis bi ko président bi waxee am na sax ñu dal ci kawam parce que États-Unis ni ñuy doxee ak ni Chine di doxee bokkul parce que nit ki nga xam ne kii mbir dafa dal ci sa kaw léegi yow amatoo moyen loo yaakaar ne mën na la dimbali rek da nga cee dem mais loolu mooy li ma damay dellu siwaat ci li may wax ni parce que il faut que li ngay bëgg a jëfandikoo comme garab mu am potentiel mu am lu nga xam ne xam nga ne lii tey mën na aboutir pour faj parce que États-Unis bala nga génne garab jox ko nit pour benn indication. Absolument. il faut que garab gi dinañ def recherche def développement dinañu jël garab gi testé ko ci ay animaux pour toxicité suñu paree ñu testé ko ci ay doomu aadama ba am ay résultats cliniques yu positif ñu koy soog a mën a jox nit Trump loolu lañ ko attaqué ñu ni ko ni amuloo ci lenn lu la leer mais en Chine dañu am seen indépendance bopp dañu am fayda parce que ñoom bu mu leen dalee essayé nañu chloroquine gis na am na résultat essayé nañu Calitra benn composition de médicament la ritonavir ak lopinavir muy 2 médicaments yi nga xam ne dañ leen boole ci benn muy faj les sidéens gis nañu ne mooy ñu am sida gis nañu ne alors am na njëriñ ci ñoom itam ñu boole ci itam seen ay médicaments traditionnels ñan si waa Chine chinois yi donc loolu foofu la ko adduna bi jëlee mais li nga xam ne li tey moo ko mën a faj éradiquer ko ba dootul am mooy le vaccin et le vaccin ça va prendre au moins entre 18 mois à 2 ans et su fekkente ne test clinique yi positif na donc ça peut même prendre encore plus longtemps. gis nañu que chloroquine bi moom daanañ ko jël pour faj leneen lu dul lu mel ni. lu ci mel ni sibiru. waaw baa ko daan def da nga ko daan def moyen de prévention. mais léegi bu ñu déggee na chloroquine bi ñu bari ñu ngi koy fajoo am na ñoo xamante ni ñu ngi fii suñu déggee ne seen yaram sentir ne seen yaram tàng na ñu ragal am virus bi ña ngay daw pharmacie di jënd chloroquine di ko naan. loolu tam mën na créer yeneen situation. xam nga loolu nit ki soo nekkee ci réew mu nga xam ne nii am na personnel de
santé bu adéquat am na ay kilifa dans la santé yi nga xam ni aussi nit ñi seen wér-gu-yaram yitteel na leen da nga ci war a dox parce que nit ki mun nga dem jël chloroquine bi même sax yow sa yaram di répondre ci chloroquine bi fekk am nga yeneen maladie wala yaa ngi jël yeneen médicament yu nga xam ne daf lay créer interaction wala sax chloroquine bi indi lay effet secondaire la preuve dañu doon fajoo ci Sénégal lu ñuy wax mefloquine prévention la woon da nga ko doon jël une fois par semaine quinolone la maanaam xeetu quinine la mais dañu dem ba gis ne médicament yooyu dafa créer résistance maanaam nit ñi dañ koy jël ci dootu leen faj wala boog ñu ëpp ci nit ñi dañ koy jël ci dootu leen faj donc ñu wàññi ko soog a mën a dem ci les composés artémisinine là pour le malaria bon malaria mooy palu bon ñun ci Afrique soo gisee palu li muy rey bari na voilà parce que y a beaucoup de faux médicaments yi nga xam ne dañuy ñëw fii parce que ñun au Sénégal 95% des médicaments dañu koy importer peut-être 5% la ñu fiy defar même les vaccins tey jii nii UNICEF dafay ñëw andi ñu vaccin di ñu ko jaay ci UNICEF vaccin yi mu ñuy jox ay nit ñoo ñuy may xaalis ñoom ñu jël xaalis boobu jëndale ñu ko ay vaccin te fu ñu koy jëndee Europe la ñu koy jëndee et pourtant tey Sénégal dañu fi defar nu mu tuddati polio donc ñun war nañoo mën a góorgóorlu nan la ñu mën a développer suñu industrie de vaccin pharmaceutique aussi bon mais bien sûr bon léegi tey jii nii même ci médicament bi man dinaa liggéey ak PNA mais su may dem liggéey ak PNA du ma seet lu may indil xaalis damay seet li nga xam ne li tey niche la maanaam garab bu nga xam ne bi am na fi ay feebar yu nga xam ne yi garab yooyu bariw fi trop di nga gis benn garab lu mel ne maladie cardiovasculaire nga fekk 5 6 7 différents garab mais am na yu nga xam ne amul sax benn alors ci niche boobu laay jéem a dugg pour choisir et fan laa koy choisir ci compagnie bu nga xam ne bi leer na ma ni am nañu track record parce que li gën a bon ci àdduna nga indi faux médicament wala garab bu nga xam ne bi amul efficacité ëllëg si biir yow sa bopp soo feebaree wala si njaboot feebar xam loolu boobu musiba la donc loolu man maa ngi ci encourager autorités yi parce que vraiment ça ne demande pas grand chose pour que ñuy defar fii ay médicaments génériques voilà liggéey nañu ko ci Guinée équatoriale Malawi ak Ghana avec Howard University ak hôpital bu mu doon liggéey John Hopkins et dañu fa doon defar entre 90 à 100 médicaments génériques et il y a des Sénégalais qui sont dans le secteur privé yi nga xam ne mën nañ ci def seen alal donc pour il faut que ñu yam ci coronavirus bi tuuti waaw parce que li ma bëgg stress plus mooy le confinement li tax ma ne la entre tout se joue dans les 10 à 2 semaines mooy que ni nit ñi il faut que ñu xam que ne contamination bi c'est exponentiel c'est-à-dire fukki nit ku nekk wàll kenn donc am nga ñaar fukki nit ku nekk wàll kenn ñaata nit nga am moo tax nag il faut que nit ñi accepter il faut que nit ñi mesures yi nga xam ne teg nañ ko respecté ko ñu toog ci kër yi ñu respecté ko moytu rassemblement yi waaw bañ a joxe loxo aussi bañ a dem ci xew yi oto yi tamit ñu bañ di yab ba fees moytu promiscuité yaakaar naa ne bu ñu nangoo sukkandiku ci loolu dootuñu xaaratu lu yàgg waaw actuellement ñoo ngi ci phase 2 président bi xam naa ne am na fulla am na fayda su fekkente ne affaire bi dafa continuer ni phase 3 lay dem mu ne ni ku nekk toog sa kër ku génn sa kër ñu tey la absolument parce que loolu foofu la ñu toll néew doole bi Sénégal néew doole ce n'est seulement pas ci suñu système de santé mais ay ndox ak assainissement ci àll bi amu fa ci gox yu bari amu fa dañu am ay population yu nga xam ne dañu vulnérable mooy mag ñi d'abord ak ñi nga xam ne ñii dañu am ay maladies chroniques fii maladie cardiovasculaire du fi jeex diabète hypertension cancer c'est des complications waaw léegi ñu daw ministère de la santé ñëwaat ci waxtaan bi Pape Fara mi ngi ci ligne bi Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di alors fu ngeen toll ci bilan bi tey. waaw fu mu toll nii
Binta ñëpp ñu ngi xaarandi ki nga xam ne moo nekk ministre bu yor wàllu wér-gi-yaram bi wala ki nga xam ne moo nekk seen porte-parole di docteur Aloyse Waly Diouf ngir ñu defalaat ñu bilan démb nag xawoon na tàng jëpp ndax juróom-ñeent ci cas waaye li ñu testé woon nag dafa nekkoon lu xaw a takku juróom-ñeent yooyu nag biñ ko amee gis nañ ci ñoo xam ne nag ci biti réew la jógee ñenn ñi nekk fii ci biir réew mi kon tey nag dañuy xool ndax bilan bi fan la mën a toll ndax dafay yokk wala dafay wàññi ba léegi yaakaar naa fi mu ne sénégalais yi nag jël nañu mesures yi li nga xam ne moo nekk bu baax a baax ndax koo ci gis ñi ci dajal fii ci buntu ministère bi jël nañ disposition yu bëree bëri maanaam teg li nga xam ne moo nekk thermoflash bi bala ngaa dugg ñëw presse bi dañ leen interdire ñu dugg ci biir dajaloo beeg li nu mel la ñuy bañ kon nag tey xam nga lan la ñuy gën a xaar lan moo nekk ñaata cas la ñu am ñaata lañ testé gannaaw ba ñu dugalee beneen institut boo xam ne day yëngu ci wàllu li nga xam ne mooy xool coronavirus bi démb gis naa benn scène bu am solo ci Padoa ñi duggoon ci ay bus tata yu bëri ba ñëwee foofu gendarmerie dañ leen wàcce ñëpp ñu taxaw ñu wàcce leen yaakaar naa ne loolu tamit chauffeurs yi war nañ ci gën a veiller ak yenn yoo xam ne dajaloo yu métti ak rassemblement yi ni ki tey dégg ngeen cas boobu ca Pikine ka daw daal di rëcc dem ak yeneen ya yaakaar naa sénégalais yi war nañu gën a conscient ndax mbir yi gën a sérieux Binta boo duggee ci dëkk bi da ngay gis ne nit ñaa ngi jël seen matuwaay ndax dëkk bi dafa wéet samedi daana dem gën a xumb nii mais ci wàllu circulation ak lépp kon d'une minute à l'autre ministère de la santé dinañ def lii di situation bi ñu daal di xool fan la kaa yi toll Binta. waaw kon à tout à l'heure ñu garder la en repérage yaa ngi doon wax lu am solo Pape Farah mooy prise de conscience bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee léegi. il faut que nit ñi am prise de conscience ne feebar bi am na nangu aussi soumettre ci mesure d'interdiction yi. bu ñu ko nanguwul rek dinañ gën a yéexal suñu bopp. te loolu moom bon lor sa bopp la. parce que nit ki d'abord il faut que nga bëgg sa bopp il faut que nga bëgg sa réew loolu ci jaamu yàlla la bokk xale yi aussi ñu sóoraale leen. bon rawatina xale taalibe yi par exemple école yi président de la république tëj na ko. mais dajaloo bi ci école yi moo tax ñu tëj ko. kon war nañu def attention bañ a dupliquer bañ a répliquer ndajaloo boobu xale yi nekk ci stade yi wala ñu nekk ci yeneen surtout que xale yi ñu ci bari ay porteurs sains la ñu. porteur sain mooy ku nga xam ne kii dafay yore feebar bi ci yaramam. mun koo wàlle ci du ko feebar. absolument bon loolu xamaguñu ko parce que virus bi lu bees la. Covid-19 bi ñu découvrir en Chine à Wuhan en décembre am na lu bari loo xam ne xamaguñu ko ci donc nit ñi mënuñu lu dul ñu topp li ñu digle bon li tax ma am espoir nag mooy comme li sa journaliste bi wax léegi ñoo ngi sentir que nit ñi ñoo ngi jël conscience. nit ñi ñoo ngi jël conscience waaw ñoo ngi confiné seen bopp waaw li bëggoon naa aussi ñu waxtaan tuuti ci quarantaine xam nga nit ki exposé ak ki am infection nit ki tey dañu la defal quarantaine ñu dugal la quarantaine ndax suñ la testé nga négatif maanaam amoo feebar bi ndax dañ la war a bàyyi nga dem wala déedéet parce que dafa doon wax ni koo xam ne kii dañu ko dugal quarantaine mu rëcc parce que dañuy dem ñu jàpp ne amuñu feebar bi donc moo tax ñu am fitu rëcc mais yow tey mun nga exposé wu tey altine mardi amaguloo infection clinique ci sa yaram xam nga li ma la wax mercredi ñu testé la nga négatif jeudi ñu testé la nga positif donc loolu moo tax. yaa ngi ci période incubation. bien sûr parce que nit lu tax ñu def ko 14 jours seetlu nañu ne. ñi feebar ñëpp ci coronavirus bi dañuy feebar ci 14 jours yi. loolu moo tax. loolu moo tax ñu koy respecté. ñu respecté loolu. donc c'était juste un point. dégg naa keroog benn directeur d'école xaw ma ak benn élève bon bu rëcc parce que nit ñi dañ naan mais lu tax ma fiy toog feebaruma ca xamuñu parce que mënuñu génn alors nag te feebar mu ngi ci ñoom ñu wàll ko ñu bari leneen li ci nekk itam mun nga nekk un porteur sain comme li ñu wax yore feebar bi ca feebaru la donc ngeen ko wàllaatee donc mais est-ce que yow période d'incubation bi on dit que 14 jours la. est-ce que mën nga toog ci sa kër 40 wala fu ñu lay mettre en quarantaine 14 jours ñu lay tester
chaque fois ngay négatif ñu ne kon demal mais bu ñu demee ba ci biir est-ce que virus bi mënul génn récidiver au-delà des 14 jours. non au-delà des 14 jours su fekkee ne quarantaine bi la ñu wax. waxuñu dajaloo bi en général. dajaloo bi en général su nekkoon 1 mois wala 45 jours sax jar na ko. mais quarantaine la ñu wax je voulais être un peu plus spécifique sur ça. mooy ñi nga xam ne nii tey da nga jàpp ne yow kat jóge nga zone endémique. wala am na koo xam ne ki yore na feebar bi sa mbokk la seeti nga ko wala yu demee noonu xamoo ko woon dégg nga ni am na feebar bi yow ci sa bopp yaa war a self quarantaine sa bopp. waaw seulement Sénégal neexul kër yi. mais boo self quarantaine sa bopp aussi. da ngay saisir les autorités médicales. pour le dire soo toogee 14 jours nga self quarantaine sa bopp 14 jours ba 14 jours yu mat. développé woo benn symptôme jàppal ne yow feebaraloo. boo amul benn symptôme waaw feebaraloo mais na 14 jours yu mat waaw. na 14 jours yu mat parce que léegi Italie dégg nañ ne léegi boo wootee même les services médicaux comme dañ débordé. dañ lay wax que ne est-ce que commencé nga am symptôme bu fekkee da nga ne amaguma symptôme dañ lay wax toogal boo sentiree yeneen symptôme ñi nga soog a ñëw wala ñu soog la jël si wala ñu soog a ñëw ñoom romb nañu foofu ñi nga xam ne ñii dañu am ay problèmes respiratoires graves nga xam ne dañ leen war a jox oxygène pour ñu mën a noyyi. Italiens yi toll nañu ci tànn kan mooy dund ak kan mooy dee. rawatina nag ñun nga xam ni amuñu doole. bon quarantaine bi nañu ci dellu si waat tuuti c'est important parce que tey ñaari nit yu exposé wu ndax mun nga leen boole ci benn barab quarantaine xam nga loolu mënuloo ko. waa kay parce que kii xam nga ne exposé wu na kële xam nga ne exposé wu na kii mun na am exposé wu na ci jëlul maladie bi. kële exposé na jël na ko soo leen boolee ñoom ñaar ñëppay feebar. kon dañ leen war a séparer. dañ leen war a séparer ndax ñun am nañu yooyu moyen ci suñu kër yi. ko def voilà bon tey su fekkee ne Sénégal Mara MC dafa dem ba hôtel yi ñu réquisitionné ay école bon alors Mara MC jàpp naa ne ñuy day leen a bari kon il faut que nit ñi respecter les conseils du ministère de la santé et du président de la République ngir yàlla. waaw nit yi il faut que ñu respecter loolu. affaire test yi ñuy wax test yi c'est pas tellement disponible. test yi ñuy def au niveau. test bu ñu lay testé mooy acide nucléique test bi ñu lay defal pour seet ndax am nga coronavirus wala déet. test yooyu noonu même dans les pays développés c'est pas tellement disponible. loolu moo tax nit koo xam ne ci tey ñi ñuy testé mooy ñi nga xam ne ñi ñëw nañu xam nañ ne am nañu exposition wala jóge na zone endémique mën nañ leen testé mais ki nga xam ne kii moom dafa ñëw feebar am ay symptômes kooku médecin bi du ko testé parce que médecin bi mën na ko diagnostiquer parce que loolu moo liggéeyam médecin bi dina xam ne kii kat mu ngi sëqat yaramam tàng na am na peut-être jaare parce que léegi sax boo leen ci jaare ak bopp yu metti wala sore throat maanaam gorge buy metti kooku médecin bi mën na ko diagnostiquer alors commencer di ko traiter kon nit ñi bu ñu yaakaar ne que y a des tests disponibles pour tous les Sénégalais. bon j'ai lu il y a pas longtemps que Sénégal ak am na ñu muy àndal pour jéem a développer test yi. bon xëy na ñoo ngi ci mais pour le moment même les pays développés mënuñoo tester ñëpp. donc ñun fagaru rek la ñu mën a def. parce que am na ñoo xamante ne aussi dañuy wax ni coronavirus bi buy ñëw ci yow dafay mel ni les symptômes de la grippe la lay jox moo tax ñu bari léegi sax fàtte nañ ne grippe existé na am na ñoo xamante ne dañu am dënn buy metti ñu ne loolu tamit ci symptômes yi la bokk. wala sa bopp dafay metti ci symptômes yi la bokk. wala sa gorge dafay metti ci symptômes yi la bokk mais ça veut pas dire que symptôme mu coronavirus ngay développé ça veut dire que léegi ñu bari léegi bu ñu feebaree sax dañuy xalaat rek dañuy dem au numéro vert di woote ça veut dire que numéro bi sax c'est devenu inaccessible à cause de ça loolu jaadu na balaa ngay am symptômes yi il faut nga jógee dans un pays ni nga ko waxee endémique wala nga approché koo xam ne am na ko loolu jaar na ko parce que gis nga coronavirus dafa bokk ci famille yu ay yeneen virus yu nga xam ne ñooñu itam coronavirus la ñu tudd mais yamul ak bii génn ci Wuhan li ñuy wax SARS waaw bon kooku syndrome respiratoire aigu sévère ak syndrome respiratoire du Moyen-Orient yooyu noonu def nañu seen ay dégâts ba jàll et pourtant c'est la même famille
bon rey nañu aussi ñu bari ndax problème respiratoire yi ñu doon am bon coronavirus bi ci boobu famille la bokk chance bi ci nekk mooy du ñëpp ñooy teel a développer ay syndrome respiratoire comme MERS wala SARS loolu nekk na ci xëy na benn chance bu nga xam ne bii dina permettre nit ñi suñu amee yooyu symptôme comme soj alors ñu mën a seet seen bopp dem seeti docteur bon leneen li nga xam ne lii bëgg naa moom laa doon wax ma ne ñooñu parce que avant ñuy xam coronavirus nit ñi daan nañu soj carrément di dem ci seeti docteur daan nañu am dënn buy metti di dem seeti docteur daan nañu am put buy metti ñu dem seeti ORL mais léegi on a vu que boo amee dënn buy metti da nga daan dem seeti le cardiologue ou des choses comme ça mais léegi gis nga ne boo ko commencé sax yow da ngay ragal sax ne ki nga dendal am naa soj naa de parce que dañ la naan même bu ñuy foow ak yow dañ naan moytu ma de balaa xëy na ndax moom nga am coronavirus mais sooy wax dënn buy metti poumon ngay wax quoi maanaam sëqat ngay wax sëqat ngay wax wala problème respiratoire dënn buy metti waaw xam nga dënn bon soo ne mal à la poitrine waaw mal de poitrine bon c'est vague parce que su fekkente ne problème respiratoire la kooku xëtër la ci wolof xëtër la ko wolof ci wax bon da ngay am problème respiratoire wala ngay sëqat mais il faut encourager les gens suñu yégee feebar bu mu mën a doon ci seen yaram ñu dem seeti docteur parce que ba tey jii c'est pas compris dama ne ñooñu buñ dañ ko daan am avant le coronavirus da nga daan dem seeti docteur bi mais léegi boo ko amee instant bi da ngay jàpp ne yow ci symptôme yu coronavirus ngay développé et ce n'est pas le cas dañuy obligé dem di jël 800 bi nga xamante ne le 800 00 50 50 le numéro vert wala 15 15 bi ñu nekk ci di ci woote ça veut dire que ñi nga xam ne ñoom am nañu feebar bi bëgg jot numéro bi dootuñu ko jot il faut que aussi les populations numéro bi day submergé war nañu xam ne bu fekkee amuñu contact ak ku feebar yore coronavirus bi wala jógewuñu ci réew bi am coronavirus dañu war a dem seeti médecin yi ñu daan seeti avant waaw il faut ñu dem voilà bon feebar moom bu mu ci mënti doon soo ko yégee ci sa yaram léegi li gën a wise li gën a intelligent mooy nga dem seeti médecin pourquoi parce que su ko nuroo ca nekk loo xam ne dafay wàllaate alors problème lay indi kon il faut les encourager pour bon ñu dem seeti médecin yi mais au-delà chloroquine boobu ñuy wax est-ce que yow yaa ngi ci recherche pharmaceutique bi yaa jàpp nga ne mën nañu gis avant que le vaccin arrive yeneen garab yoo xam ne dina atténuer un peu la maladie bon xam nga nit du jaay mbiram moi j'ai été vice-président d'une société bu ñuy wax TNI Biotech alors on a développé le naltrexone bu yàgg dañu ko doon jox ay nit yi nga xam ne ñi dañu amoon ay addiction 50 milligrammes mais addiction mooy nga tàmm addiction mooy tàmm drogue wala yu demee noonu ñooñu lañ ko daan faje voilà léegi nag benn médecin indien bu nekkoon États-Unis ku ñuy wax docteur Bukhari moom moo développé low dose bi maanaam la dose faible de 5 milligrammes dose faible de 5 milligrammes boobu lu ñuy wax LDN low dose naltrexone à petite dose mu sentir que ne sidéens yi ñi nga xam ne dañu am sida bu ñu leen ko doon jox seen charge virale bi dafay wàcc bon et daf leen doon dimbali bu baax parce que médicament boobu dafay boost dafay dëgëral ce système immunitaire donc liggéey nañu ci médicament boobu il y a 2 ans et demi je le salue au passage c'était le professeur Dieye moom moo nekkoon à la DPM à la direction de la pharmacie yóbbuloon naa ko le dossier bon actuellement qu'on se parle ce médicament-là est en train d'être testé aux États-Unis te mën nañu ko am testé sur le coronavirus bien oui bien sûr parce que lépp lu nga xam ne lii dafay renforcer le système immunitaire de l'homme loolu daf koy dimbali donc low dose naltrexone loolu lay jëriñ su fekkente ne am na ay professionnels de santé yu may déglu alors c'est naltrexone que vous connaissez bien qui vient souvent en 50 milligrammes mais en 4 milligrammes 50 mu ngeen ko rechercher sur certains cancers surtout le cancer du pancréas sur le Crohn's disease et sur le sida
et aussi sur les maladies immunitaires comme sida. waaw loolu moo tax mu am fa njëriñ parce que ñooñu seen système immunitaire dafa compromis nekkatu fa. donc loolu moo tax ñu loon doon donc médicament boobu ñun mën nañu ko dugal Sénégal. mais amagu leen autorisation. Bon autorisation bi dinañ ci nekk bërki démb j'ai appelé le nouveau directeur Yérim de la DPM. bon parce que amoon nañu sample bi déposé nañ ko mais Sénégal benn moment dañu ajoon les enregistrements pour AMM. waaw mais au Ghana au Malawi et comment dirais-je en Afrique du Sud moom c'est autorisé. Donc actuellement pour le coronavirus ñu ngi koy essayer bon nous on a ici quelques samples quelques échantillons. bon chinois yi loolu moo leen dimbali. parce que ñoom ñu jaaxal mooy am nañu fi ay cas yoo xam ne chaque jour ñu ne 5 cas guéris 2 cas guéris mais xamaguñu ba léegi yan garab lañ leen jox ko ñu wér. waaw léegi lu mel ne coronavirus par exemple nit ñi nga xam ne dañu nekk en forme am forme bu sévèrul même suñu leen traité wul ñooñu mën nañu wér. bon soo déggee ñuy wax ne dañu traité malade c'est parce que certes dañ koy traité ni ñu koy traité mooy symptômes yi rek ngay traité day sëqat nga jox ko garabu sëqat yaramam tàng nga jox ko antipyrétique bu nga xam ne dina wàññi tàngooru yaramam boppam di metti nga jox ko garab bu nga xam ne dafay wàññi bopp bu metti mais ñi nga xam ne dañu am ay cas sévères ñooñu presque ñoo fay gën a yàgg. Pourquoi? Parce que ñooñu dañu am ay maladies yi nga xam ne surtout malade cardiovasculaire bon et garab yi aussi war nañu def ndànk parce que sentir nañu ne ñi nga xam ne ñi dañu am problème cardiaque ba pare di jël ay médicaments lu mel ne les ACE inhibiteurs moom mooy les conversions de l'angiotensine yooyu sont dangereux pour le coronavirus mais lu mel ne les bloqueurs du récepteur de l'angiotensine bon li may wax nii bon professionnel santé laay waxal les médicaments lu mel ne losartan lu mel ne valsartan bon ñooñu sant tan soo leen seetloo yooyu noonu dañuy bloquer le récepteur de l'angiotensine que récepteur boobu coronavirus bi dafay dugg donc su fa médicament boobu placé ba noppi coronavirus bi dootu fa mën a dugg donc c'est quelque chose pour les cardiologues bon ngeen xool ko ngeen rechercher ko parce que quand même bon aux États-Unis et ailleurs bon ils sont en train de changer certains médicaments des maladies des gens qui ont des maladies de l'hypertension artérielle waaw pour seet les meilleurs choix. waaw léegi ni ma doon wax sànq ci ñi ñu wax ne wér nañu nga ne symptômes yi la ñuy faj ça veut dire que bu ñu fajee symptôme bi est-ce que virus bi dee na. waaw virus bi moom day def consomme virus bi dafay xam nga rechuter. wóoragul parce que. surtout en Afrique dégg nañu ay docteurs ci presse bi ñu ne que mën nga rechuter waat. du coronavirus bon loolu xamaguñ ko à 100% loolu laay moo tax ma wax ne njaw des na xam bin quoi parce que il faut que ñu def ci ndànk tuuti parce que nit ki Afrique on a des conditions climatiques différentes. Oui. On a un environnement sanitaire différent. Donc virus bi nan la fi évoluer et puis on a aussi des modes de vie différents parce que ay cluster lañu ci biir kër yi. am na ñu nga xam ne dañuy demander ndax virus bi dina jaar ci matière fécale. mooy ay dem waaw ay gannaaw karaay dem àll ba comme on dit bon mais c'est pas encore sûr. Oui. Donc il faut que ñun ñu mun a teey. li nga xam ne lii moom la ñu mën a def mooy man du ma sax sawar di wax bu baax ci traitement. parce que mënoo wax assez ci fagaru. man du ma sawar di wax. ci affaire faj waaw wax ci prévention. Sénégal tey da ngay gis nit ñu bari dañuy dem di seeti seen mbokk hôpital. soit dafa am doom wala dafa feebar ñu ne dañuy dem seeti ko. alors dafa am lu ñuy wax maladie nosocomiale ñu bari dañuy dem ci hôpital bi wér ñu génn ci hôpital bi feebar. rawatina feebar bii parce que nit ki malade bi mun na xaaxtandiku. ay fluides yu bari malade bi bon deret bon lu nekk ci bouton ascenseur ci kii nu mu tuddati escalier su fekkente ne nekkuloo accompagnant bu nga xam ne bi amal nga njariñ malade bi
toogal sa kër. parce que nit su feebaree ba nga jël ko dem nga jébbal ko ay docteur da nga ko war a bàyyi ak ñoom wóolu docteur yi ak moom. donc loolu c'est quelque chose. mais loolu Amérique nga koy wax waaye du fii boo yóbboo sa malade hôpital. waaw boo ko fa bàyyi docteur yi du ñoom ñoo la koy toppatoo de. waaw mais dina mën a am loolu moo tax ma ne benn accompagnant. bu nga xam ne bi dina ko jox mu lekk mbaa mu wéttali ko. mais tey su fekkente ne malade bi. Mariam si dafa am coronavirus gis nga kuy dem seeti ko am coronavirus. dégg nga ko. voilà léegi nag yow yaa ngi ñëw dugg hôpital xamoo ñi nekk ci biir hôpital bi ñan ñoo fa am coronavirus ci xamuñu ko ah. ministre bi dafa taxaw. déedéet taxawagul. ok donc dañuy wax ne dafa xaw a yéex tey mbaa jàmm la. ah bon nañ ñaan mu nekk jàmm. jàmm ak salaam donc bon ministre moom il a vraiment du travail. absolument bon et ak ay prédécesseurs am ku mel ne docteur Seck Eva Marie Coll. vraiment je veux la remercier au passage. parce que au fil des années elle nous a encouragé les professionnels de la diaspora. moi j'ai travaillé avec elle sur certains trucs et m'a toujours encouragé et pour le système de santé du Sénégal. Vraiment Eva aussi maa ngi koy féliciter di ko remercier. ok bon le professeur Diouf Sarr aussi ñoo ngi koy encouragé waaw bu baax a baax. ak docteurs yi nekk yëpp ci liggéey bi. ak tous les médecins parce que ñooñu li ñu seen risque dafa bari. absolument waaw waxuma rek médecins yi. waxuma pharmaciens yi le personnel. voilà et puis des fois mën nañu liggéey ay heures yu ëpp heure yi ñu liggéey seen anxiété aussi par rapport ak seen njaboot donc bon il faut que état bi bon dimbali leen gën leen dimbali waaw fii ñu toll nii jox leen jumtukaay mais loolu c'est très important voilà aussi dimbali leen daal bon dimbali leen bon gis naa président di leen remercier l'autre jour mais mun leen remercier assez waaw parce que ils sont sur le front là ñoom ñoo nekk ci risque bi donc il faut que ñoo ngi leen di sant di leen justement parce que on a vu que avec le coronavirus li ñu doon wax ci suñu plateaux médicaux yi doyul parce que on a vu qu'on n'a pas les moyens de faire face parce que loo gis moom mooy ñu ngi commencé lancer une solidarité nationale lu waaye am na ko indi pour jàppale nit ñi bu ko au cas où amuñu moyen yoo xamante ni moom la ñuy xeexee feebar léegi nii rek nga tamit plateau technique yi ci Afrique war na à partir du coronavirus war nañu gën a xoolaat nag ni ñuy def liggéey dugal ci secteur non wax nga dëgg mais nag nit ñi il faut que ñu jàpp ci man suñu mouvement engouement alors 15 heures dañu waroon dem déposer xaalis ci ministère de la santé dem ci waroon dem mais sa invitation bi moom moo tax demuma ci donc ñoom Moustapha Kane Joxaane bon mënu ma tudd ñëpp waa engouement ñëpp daal bon association boobu maa ngi leen di bon maa ngi leen di remercier pour solidarité nationale boobu ngay wax tey FMI Banque mondiale dañuy dig ay 10 milliards ca ñoom Amérique Chine ay centaines de milliards ñoom la ñuy jël di ko defal seen bopp ca affaire bi dépassé na leen kon war nga xam ne ñun kon am nañu problème su fekkente ni ay dizaines de milliards la ñu xalaat ñu may ñu ko pour ñu dimbali kooku ak ñee nga xam ne ñu am nañu ay centaines de milliards ci yëf yi ëpp na leen doole kon li nga xam ne lii moo ñu ci musal ci ñun ñii lay jógee. absolument ci ñun ñu lay jógee. solidarité bi am na nga am say mbokk ñu néew doole nga jox leen saabu nga jox leen parce que eau de javel solution alcoolique bu dépassé 70% rek mun na nettoyer. taabal rey coronavirus. absolument eau de javel mun na ko rey. wala sax ndox bu tàng jër. bon mun na ko rey donc da ngay nekk ak ay dëkkandoo yu nga xam ni tey dañu néew doole. kon ñooñu soo leen dimbalee ci loolu ba tey yow yaa ngi def solidarité. waaw mu mel ni kon xeexub coronavirus xeexub ñëpp la ñëpp ci war a taxaw. les communautés surtout du xeexu nguur gi kese ndax bu doon xeexu nguur gi kese la kon dina doy waar. waaw soo waxee communauté yi damay foog ne communauté religieuse nga wax xam nga Sénégal ñun dañu am chance mais non mais loolu bëgg naa ci wax. tuuti rek parce que xam nga bon ñun dañu am chance parce que dañu ànd ak ku mag man waaw sëñ Mourtala bu mu ñu fekkee États-Unis ñuy ànd ak moom daf ñu teg ci yoon war ñu lu bari waaw donc
Sénégal tey soo xoolee dañu am lu dëkk yu ñu wër yu bari amul li ñuy wax la xalifa da nga am xalif général de Tidiane xalif général de Layène xalif général de Niassène xalif général des Mourides xalif général des Baye Fall muy benn kàddu bu nga xam ne bi ñooñu suñu waxee ñi ci des ñëpp topp ci bon nit ñi nag ci loolu la ñu war a plié wu da ngay gis koo xam ne kii dafay jóg di wax lu nga xam ne lii dafay engager toute une communauté ci fekk ne ka war a wax sant ko mu wax donc loolu aussi loolu am na solo waaw mu même ci chrétiens yi même ci ñëpp su fekkee ne yow am nga kilifa bu nga xam ne bii kàddoom mën na jóg yow soo dee waxal li la engagé personnellement mais mënuloo waxal Tidiane yi mënuloo waxal waa Kër Sëñ Abbas Sall mënuloo waxal waa Niassène mënuloo waxal waa Touba sa bopp rek internet a ko indi toog di vidéo rek naan diw ak diw ak diw gis naa ne pharmacie souvent da ngeen di am problème les pharmaciens avec les tradipraticiens te gis nañu ne bi feebar bi amee ba léegi soo xoolee internet bi ñu ngi teg ay cin di baxal ay reen nit ñi di dem foofu parce que sénégalais aussi quoi qu'on puisse dire dañoo gëm lool affaire reen te xam ngeen ne reen bu bare xam nga man mi wax ak yow ñu bari dañoo ragal dañuy dem uti ko pour bañ a am feebar waaw mais dëgg la mais nag il faut que mu doon lu ñu prouver parce que l'Afrique a conclu la recherche depuis longtemps li ñu wax ñun dañuy def utilisation empirique ñu ne la ngeer dafay faj soj nga xam ne soo naanee ngeer mu faj la muy lu wóor bon man damay naan ay garab parce que dama bari ay allergie xam nga lu mel ne ay jumbo su ma ko lekkee da yàq suma yaram donc di gëm naa reen parce que garab ci boppam soo gisee garab tur bi rek mooy garab comme un arbre comme garab aussi comme un médicament bon muy reen bi muy xob yi muy xànc mi lu mu ci mënti doon mun na faj mais dafa am ay normes. waaw dafa am ay normes. parce que li ma mënul d'accord man tey ci Sénégal produit pharmaceutique c'est interdit pour que ñu publicité ko. ci télévision wala sax ci rajo. et pourtant moom moo ëpp preuve que day dox. léegi tey ñu bàyyi ay tradipraticiens alors bis bu nekk ñoo ngi ci rajo yi ñoo ngi ci télé yi. des fois damay tiit. waaw des fois damay tiit bon alors. non parce que loolu dafa jaaduwul ni ñu teree ñu publicité médicament noonu la ñu war a tere tradipraticiens yi ñoom itam ñu nekk ci rajo yi ak ci télévision yi loolu la ñuy wax maamal tradipraticiens yi sax moom am na ñoo xamante ne am nañ ci lijaasa par exemple xam nañu normes yi ñu war a utiliser mais ñi leen rax moo bari léegi tout le monde est devenu tradipraticien da ngay jël di xooj rek di jox ñi naan loolu xooj di jox nit mu naan bis bu nekk mu am fi problème parce que fii ñu bari ñoo ngi leen di dialyser ci Sénégal mënul jël en charge tous les malades qui sont compromis des reins ce n'est pas possible donc nit ki ci boppam moom moo war a xam mais comme nit ki dafa jaaxle ci ñu bari amuñu doole moo tax ñu dugg ci loolu mais loolu rôlu état la mais yéen ñi nekk ci pharmacie aussi di liggéey si parce que yaa ngi wax ne da ngay utiliser ay plantes xam nga le dosage kon bi ngay utiliser. waaw li may utiliser man xam naa ko mais pour dire aussi aux Sénégalais que parce que coronavirus bi ñëw na rek yéen a ngi gis ay tradipraticiens ñu ne kaay leen jël bu ngeen naanee du ngeen feebar ñu dem di ko jël di naan parce que da leen di créer yeneen problème. non loolu. il faut aussi ñu sensibiliser leen yaa ngi indil sa bopp musiba. loolu ku ko def yaa ngi indil sa bopp musiba. parce que tradipraticiens yi nga xam ne dañuy wax ne dañu mën ca mënuñu moom ak sëriñ si lay wax ne dam lay seetal ak sëriñ si nga xam ne dañuy ñëw di la jox ay affaires yi nga xam ne dañ naan la lii bon c'est la même chose ça ne finit pas au Sénégal nit ki yow yaay am sa fula ak sa fayda. waaw boo feebaree nga dem kër docteur soo feebaree nga dem kër docteur wala nga seet lu nga xam ne lii lu ñu daan fajoo la maam yi da ko daan fajoo ba tey nga gis nit di ko fajoo muy sotti nga continuer ko bon ñun ci suñu bopp li ñu war a développer mooy suñu médicament dinaa aussi wax ci leneen fii le personnel de santé yi ay jàmbaar lañu mais il faut que Sénégal ñu mën a instaurer l'éducation continue c'est-à-dire éducation continue mooy yow tey da ngay génn médecin wala nga génn pharmacien chaque année war nga mun a continuer sa njàng jarul sax ñu koy forcer nit ñi mais nit ki mun na ko defal boppam parce que tey ak internet bi la médecine c'est des connaissances dynamiques qui varient du jour au lendemain
dafa mel ni xale bi jàng alxuraan wala mag bi jàng alxuraan ba mën ko tari su gannaaw suba soo ko fekkee ci marché bu nekk ci leen soo ko taralu yenn saar yi du ko mën. c'est la même chose. États-Unis tey tu ne peux pas renouveler sa licence de pharmacien tant que tu ne présentes pas 30 heures d'éducation continue. kon loolu dafa nekk lu nga xam ne lii bon le secteur privé est là. Et il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre système de santé ñoom itam dama leen di encourager ñu dugal ci seen loxo. soo xoolee man maa ngi jógee Université de Dakar en 1986 ma nekk faculté de médecine et de pharmacie c'est durant ma deuxième année que j'ai quitté. Je vais donc vous faire la lecture du communiqué numéro 20. Ce samedi 21 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur les 31 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés. Un cas contact rattaché au cas numéro 5 déclaré positif le 11 mars 2020 et de 3 nouveaux cas issus de la transmission communautaire. À ce jour, 56 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 51 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Au regard de l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des consignes de prévention et rappelle qu'aucune tolérance ne doit être permise dans l'application de ces mesures arrêtées. ma ñëw lire communiqué bi muy ñaar fukkeelu communiqué bu ñu commencé gestion wu crise bi ba léegi. tey samedi 21 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi xamante ne def nañ ko tey si fanweeri test ak benn juróom-ñeent ñëw nañ nekk ay test yu positif am na si juróom yoo xamante ne moom la ñuy wax cas importé mooy cas yi jóge bitim réew am na benn cas boo xamante ne cas contact la contact boobu ñu ngi ko rattaché si cas numéro 5 bi ñu testé woon le 11 mars ak ñetti cas yu bees yoo xamante ne transmission communautaire la te rattaché wuñu ko si cas numéro 5 bi tey fi may wax ak yéen juróom fukk ak juróom benn cas comptabilisé nañ ko ci Sénégal am na juróom yu ci wér bon nag juróom fukk ak benn ñoo nekk hôpital ñu leen di faj seen yaram mi ngi tane ñu ngi leen di toppatoo bu baax wante boo xoolee cas yi ni muy augmenté ñuy wax ne mbir mi toll na foo xamante ne dara waratuñ ko tolérer ci comportement boo xamante ne day mettre population yi en danger ñuy wax sénégalais yi ñu respecter bu baax consignes yi xamante ne ministère de la santé jox nañ leen ko ak mesures yi xamante ne jël nañ ko pour aar askan bi maa ngi leen di gërëm bu baax. moom ba pare bu fekkente ne Pape Fara mi ngi ci ligne bi Pape Fara kon ministre bi lu mu wax moom mooy ne tey 31 cas la ñu testé 9 moo ci positif mu yokk kon li mu démb bi ci 56 cas waaye 5 yi nee na wér na kon tey Sénégal mi ngi ci 51 cas testé positif 5 yi dañu ko importé benn bi mooy cas bi nga xam ne mooy cas contact bi nga xamante ni testé woon nañ ko positif waxul nag bu Touba bi la waaye jàpp nañ ne moom la ak 3 nouveaux cas yoo xamante ne transmission
transmission communautaire la kon Sénégal jàppale na tey mi ngi ci 51 cas ministre bi nag nee na mi ngi woo askan wi ñu conformer wu strictement ci mesures yi nga xam ne teg nañ ko pour vraiment ñu respecter consignes yi nee na nag dootuñu tolérer benn yoon bu fekkente ne respecté wuñu consignes yi nga xamante ni moom la autorité sanitaire yi mettre en place bu dee Pape Fara mi ngi ci ligne bi. Binta. waaw kon tey ñi ngi ci 51 cas maanaam lim ngi yokku na. waaw lim bi yokku na te Binta tey boo gisee ministre bi ni mu ñëwee def masque daanaka bët yi rek mooy feeñ kon mbir yi nag sérieux na lool yaakaar naa ne image bi war nañ cee mën a jàngee lu bëree bëri ci test yi nga xam ne def nañ ko juróom-ñeent daal ci am maanaam li nga xam ne moo nekk feebar bi ñett yi ay cas yu bees la kon mbir yi ginnaaw doy waar yaakaar naa ne ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram teg na loxoom bu baax a baax won nañ askan wi ne leen mbir mi nag nañ ci jóg bu baax a baax je crois que foofu la ñu gën a war a appuyer mbir yi maanaam ci wàllu sensibilisation wax nit ñi leen nekkatul ay caaxaan bu ñu demee bay Italie par jour 627 morts di am Sénégal ñaanuñu yàlla loolu gis nañ ne autorité ñu ngi def effort yaakaar naa ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram bi tey xar kanam bi mu wone ci télé bi moo war na képp koo xam ne seetaan na tey li nga xam ne moo nekk point ba mu nekk 20e bi gannaaw ba nga xam ne ñu ngi amal lii di point ci wàllu coronavirus bi Binta mesures yi yaakaar naa ci la ñu war a gën a mën a taxaw ndax nag l'heure est grave kon niñ koy waxee saa su ne ndax mbir yi bàyyiwul ko am alal bàyyiwul ko ñàkk bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bàyyiwul kenn je crois que tey boo ko amee yow sa njaboot bi la gën a jege ngay njëkk a contaminé kon yow boo yëgee dara ci yow rek daa war a njëkk a defal sa bopp confinement maanaam daal di woote bërëb yi numéro yi nga xam ne ñu ngi génn presse bi ñu ngi koy wane ñëpp ñu ngi koy wane Binta yaakaar naa mbir mi mu ngi noonu démb 9 la woon tey 9 mu ngi gën a yokk kon Sénégal nañuy fexe rek vecteur bi ni muy demee ñu daal di koy arrêté yaakaar naa Chine amuñu remède de maanaam discipline ak nangu confinement bi ñu def moo tax ñu mën a xeex coronavirus bi ñun Sénégal nag il faut que ñu roy ci loolu bàyyi laxisme bi lu neex waaye def lii du ma dal du dal kii lii ku war a dee ci lii di nga dee ci mais bu feebar bi bu yokkoo yaakaar naa ne Sénégalais lay gën a sonal te confinement arrangé wuñu ndax ñun ñëpp jour le jour la ñuy dundee maanaam dem wuti dépense daal di ñëw Binta. li nga wax am na solo Pape Fara ñi ngi lay gërëm bu baax wax nga ko ministre bi tey est venu avec un ton boo xamante ni daal pour montrer que l'heure est grave parce que mënuñu chaque jour ñu am ay cas testé positif 9 démb 9 tey yaakaar naa li ministre bi wax moom la ñëpp wax maanaam nañu conformer wu strictement aux mesures yi nga xamante ni moom la autorité sanitaire yi def képp koo xamante ne conformer woo ci damaa yaakaar ne dañ laa war a teg ci yoon amul Samba amul Demba ndax nag ñun ñëpp la bu ma feebaree dinaa ko wàll sama njaboot mun na ko wàll keneen ak keneen te yàlla buñ ca yegg si gannaaw nag nee nañu prévention boo ko defee di nga musal sa bopp musal sa njaboot musal askan wi yaakaar naa ne le dernier mot doit revenir aux autorités l'État doit être beaucoup plus ferme que cela parce que bu ñu gisee ne tey jii suñ nee bu fi kenn julli ñeneen ñi dañuy julli par la force loolu du dëgg du yoon c'est parce que nag bu ñu demee ba kilifa diine yi seen bopp nangu tëj jàkk yi defe naa ne les fidèles dañ ci war a conformer wu donc nag defe naa ne caaxaan ni ko ministre bi wanee tey ndax tey bi muy ñëw dafa sol maskam kon wane na ne caaxaan faaxee nag loolu ñun ñëpp la concerné ñun ñi nga xamante ni ñooy les hommes et les femmes de médias nous devons porter aussi le plaidoyer des autorités ñu xam ne nag dootul foo dootul caaxaan sénégalais yi seen bopp ñi ngi confiné seen biir kër ñi ngi toog seen biir kër parce que xam nañ ne fu ñu ko defulee leneen di mun na ciy juddu te lu jig Chine jiguñu ndax amuñu yooyu moyen li jig Amérique jigunu ndax amuñu yooyu moyen yu jig France les puissances mondiales yoo xam ne ñi ngi compter des morts quotidiennement ay 400 morts yàlla dimbalee gum na ci Afrique te mun nañ cee bañ a mucc donc nag nañu conformer wu aux mesures édictées par les autorités yaakaar naa ne bu ñu ko nanguwul li ñu dal nag ñun ñoo ko teg suñu bopp nañu bàyyi di nëbbatu xam ne feebar bi du c'est pas une maladie de la honte ku nekk mën nga koo am donc nag li ministre bi wax yaakaar naa ne jot na ñu jël des mesures sévères comme ni ko suñu gan gi waxee sànq nag ku fekkee nanguwul plié wu ci li nga xamante ni moom la ñu édicté yoon dal ci sa kaw dëgg nañ ne confinement bi mënagul a nekk ndax amaguñu ces moyens économiques mais état bi mën na sax décréter je ne sais pas urgence sanitaire pour que bu ko defee bu heure jotee ñu ne ku nekk na nga toog ci sa biir kër mais loolu ci la ñu jëm parce que
vraiment doy na waar. Bon doy na waar parce que man bi ministre bi wax sax maa ngi xaw a lox tuuti gis nga les cas importés ma wax ak suñu mbokk yi diaspora bi ku ci fexe ba nga dugg ci biir Sénégal même soo amul benn feebar même soo yëgul dara ci sa yaram da nga war a dem ñu seet la bala ngay sax dem sa kër. Bon Sénégal ñoo ngi góorgóorlu bu baax ci dagg la chaîne de transmission parce que nit ku ñu jàpp ne exposé nga ñoom dinañ yónnee ay nit ñu def enquête seet ñan nga dajaleeg foo dugg ak ñan ñooy sa mbokk pour ñu jéem a jël ñooñu def leen en quarantaine mais tey jii état mënul def loolu lépp ca maar la MC fii tey ku fi faatu na nga jàpp ne sa njaboot sax du am ku ko toppatoo parce que dañ leen di daw. Mais donc nit ñi il faut que ñu xam ne lii lu sérieux la il faut que nit ñi ñu dimbali seen bopp dimbali seen njaboot dimbali Sénégal waaw parce que su fekkente ne état def na état d'urgence su boobaa ku génn ci mbedd yi dañ lay jàpp waaw kon daal li ñu wax nit ñi mooy ñu ngeen di raxas seeni loxo di raxasoog ndox ak saabu ci ku ci gis yooyu symptôme ci sa bopp nga dem pour ñu jéem la seet man daal loolu rek laa ci mën a yem. loolu nga ci mën a yem daanaka am na solo docteur Ndiouga Fall yaakaar naa ni saa yu ñuy dégg ay cas yi nga xamante ni yokku na surtout les cas importés que sénégalais yi comprendre ñu ko mais du ñu dugg dans les détails parce que les autorités aussi dugguñu dans les détails lu ci mën a am mooy ne am nañu 9 cas yoo xamante ne yokkuwaat na tey te loolu dafay yokk stress askan wi stress bi moom naka lañ ko mën a gérer. bon stress bi moom bon du dara lu dul. wopp nit ñu bari ñu woppandoo waaw suñu demee ba marla im si toll ci seet kan la ñuy faj ak kan lañ dul faj loolu problème la ci comme li ma wax sànq rek ci 10 jours yi jëm 14 jours yi ci la ñu mën a def la différence waaw ci fukki fan ak juróom yi ñu jëm ci la ñu mën a def la différence comme ni ko ministre ba waxee nit ñi respecter strictement les directives les mesures waaw yaakaar naa ne daal bu fekkente ne Chérif maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay defe naa ne information bi ñoo ko yëgandoo 9 cas de plus tey Sénégal jóge na ci 42 mi ngi ci 51 cas defe naa ne li ministre bi di wax jot na nag ñu nangu ko appliquer les mesures bu fekkente ne am na ñoo xam ne nanguwuñu plié wu ci dogal yi nga xam ne teg nañ ko fi pour la prévention yaakaar naa ne le dernier mot doit revenir aux autorités imposer nit ñi ñu respecter les mesures. je pense que foofu lañ jëm Binta parce que on n'a plus le choix parce que boo xoolee nii quand même li naan saigné la muy continuer di dem te ba kañ. parce que xam nañ problème bi du médecins yi ñi ngi def seen kéemtulaay kattan guddeeg bëccëg di faj ñi nga xamante ni déjà ñoom ñooy les cas confirmés mais li ñu nemmeeku mooy fii ci Sénégal am na ñoo xamante ni dañuy défier l'autorité de l'État te loolu ci ñàkk teggin la bokk te je pense que comme ñu wax nañ ko Chine même France nga xamante ne ay démocratie lañ bu ne démocratie foofu ñoom gis nga ko la naan liberté égalité ak yooyu moom mooy seen devise mais dem nañ ba population yi ils sont obligés rester ces jeux ñi nga xamante ni kon seen taxawaay ci mbedd bi amul njëriñ je pense que seen rôle mooy ñu toog seen kër ngir dimbale médecins yi parce que nan waxante dëgg je pense que à un moment donné il faut que nit ñi aussi di wax gravité de la situation am na benn médecin dina leen ko wan ci kanam ay koo xamante ni urgentiste la nekk fële ci Italie di doomu Sénégal li muy gis bëccëgam ci ay nit yoo xamante ni ay néew lan di faatu bari na bari goo xamante ni je pense que nit ñi ñoo war a mën a jël seen responsabilité ay affaire u diine yi di wax mais la santé moom moo primé sur la religion fi mu toll parce que ñun ñëpp ay dañoo am ay foi et cetera mais toll nañ foo xamante ni boo amul wér-gu-yaram doo tal nekk ci jàkk wala ci juma bay julli je pense que loolu moom moo tax kon il faut que les gens prennent leur responsabilité li koy wan mooy je donne un cas par exemple fële ca Pikine am na ki ko xam dafa rëccoon gendarmerie dem di ko jëli tey ci suba mais nit ñi génn di seetaan quoi xoolal curiosité Sénégal boobu nooy seetaan koo xamante ni nee nan cas la confirmé daw na ñu koy jëli nit ñi dem di seetaan loolu mooy bañ kumpa donc curiosité boobu moom ñooñu di ko seetaan ku ne la affaire contacté wuñ sax waa ji donc il faut que les gens soient responsables ñi nga xamante ni aussi jóge nañ bitim réew wala yu ni mel nan am responsabilité sàmm seen njaboot sax dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi parce que am na ay numéro yoo xamante ni Binta génne nañ ko bu ko defee nit ñooñu aussi mën a dem su ko defee ñoom ñëpp ñu xool seen wér-gu-yaram càmbar leen su ko defee Sénégal mën a régler problème parce que fii ñu jëm moom mooy ministre bi wax na ko il faut nit ñi xam ko mooy
réew mu nekk léegi li nga yor da nga koy téye Sénégal lu ci bëri ñun amul moyen yoo xamante ni li fi nekk dañ koy mën nañ koo dundee wala nag dañuy jéggaani bitim réew mais situation bi toll na foo xamante ku nekk li nga daa jéggaani mais da nga koy garder sa dëkk. Absolument. donc il faut que nee na ñetti weer li fi nekk ñetti weer la mën a yem il faut que nit ñi xam nga la preuve amatul ay nëbbu naan ay panique wala nangam il faut qu'on dise la vérité aux gens nit ñi toog seen kër comme ni ko Macron waxal toog leen seen kër yi su ko defee ñu mën a xeex ak jàngoro. Absolument. Macron dafa waxoon nous sommes dans une situation de guerre nag lu nekk la ñëpp ci bokk ñëpp a bokk ci xeex bi mesure bi ministre bi mosuñu ko dégg tey mu ne dootuñu tolérer kenn koo xamante ni du respecter mesure bi su ko waxee c'est parce que moom mesuré na fu mbir mi toll. ci Sénégal moom c'est le ministre de la santé xam nga day wax nii mais il faut gars yi jàppale ko ñi ko ci jàppale mooy le ministère de l'intérieur ak forces armées toll nañ foo xamante ni dem nañ ba Sénégal force de défense et de sécurité yi ñoom ñëpp ci war a dugal seen loxo parce que police ak gendarmerie mënuñoo taxaw fu nekk di jàppale ñu bu jaree sax l'armée jàppale leen ku ne xam ne l'armée du maintenir ordre mais Maroc dem nañ boo xamante ni armée bi dem na ba dugal seen loxo parce que gis nañ un hôpital 2 milliards 300 yoo xamante ni armée sénégalaise def nañ ko fële ci Touba ngir rek ay installations yoo xamante donc dem nañ ba moyens yëpp nit ñaa ngi koy mobiliser gis nga le secteur privé ak le ministère des finances bi nga xamante ni génn lu toll ci 64 et quelques milliards de francs CFA yoo xamante ni dañ ko ci dugal donc bu fekkente ni dañ koy dugal et que sensibilisation bi jëriñ gis nga médias yi chaque fois depuis un mois ñi ngi wax su ko defee naka lañ def parce que toll nañ foo xamante ni amul doole joo xamante ni mën nañu ay masques yi nga xamante ni ñun takk nañ ko am na ñoo xamante xëy na amuñ ko gis nañ ci ay nit yoo xamante ni ñi ngi génn ay gel yoo xamante ni baaxul di ci profité ci situation bi loolu c'est de l'indiscipline ak ñàkk patriotisme fii ci Sénégal goo xamante ni à un moment donné seule la discipline ak l'ordre moom moo mën a tax ñu limiter les dégâts parce que affaire bi ngi yokk goo xamante ni il faut qu'on dise la vérité aux gens amatul nëbb na leen wax li nga xamante ni moom mooy solution bi su ko defee ñu mën a xeex ak jàngoro ji nga xamante ni kenn xamul fan lay yam parce que ni nga wax sànq am na loo xamante ni ñu xam ne du maladie boo xamante ni binta du honte du gàccee parce que ay borom mi daraja la fi dal ñoo xamante ni ñoo ñu ëpp xaalis ëpp ñu alal bu doon xaalis kese duñ wér ay soxna premier ministre bu Canada fële nga xamante ni moom mooy ca Burkina Faso c'est la même chose ay ministre yoo xamante ni laal na leen donc du gàcce ku jóge bitim réew wala foo mën a jóge demal ci nga xamante ni ñoom ñooy faj ñu xool la su ko defee yow sa njaboot gi nga xamante ni ñu am ak yow contact tous les jours sax nga mën leen a aar loolu dëgg la Chérif li mu wax am na solo en parenthèse masque bi ni nga ko sole baax na mais da ngay pincer métal da nga koy pincer ci bakkan bi voilà kon baa di nga nooyi tëju bu baax aaj fu mu pincer ko ci bon bi waaw dafa li Chérif wax am na solo parce que waxante dëgg yaakaar naa dafa jot ci askan wi surtout ci nga xam ne nanguwuñu fokk ñu nangu force la xam nga nit moom doo gaañ sa bopp ci foog naa ne Sénégal yàlla dimbali nañu ci lu bëri et jàpp naa ne xëy na au départ rek lañ doon am ay xel ñaar mais fii yëf yi toll nii jàpp naa ne Sénégalais yi xam nañu carrément danger bi ñu jublu jàpp naa ne Sénégalais yi fi ñu toll nii xam nañu danger bi ñu jublu kon nit ñi ci seen bopp su fekkee ne ce n'est pas un personnel essentiel mën nañu bañ a génn bon et mesures sanitaires yi itam ñu gën ko fonk mais comme li nga wax sànq ñi nga xam ne dañuy liggéey ci presse bi ak yeneen ay groupe ñoom itam ku ci nekk rek jéem a seet lan nga ci man bon parce que dajaloo bi daal problème la bon ministère bi mu ngi góorgóorlu pour couper la chaîne de transmission là mais am na ñu nga xam ne ni su fekkee yow da nga sentir loolu wala nga jóge ci zone endémique ca waxuloo ko bon nga wàllandoo fukki nit ñooñu wàll téeméeri nit xam nga loolu àq la donc nit ñi il faut que rek ñu continuer di leen sensibiliser il faut que ñu continuer rek di leen sensibiliser ñu xam feebar bi nan lay dalee doomu aadama bi nan la mën a moytoo feebar bi ak ku feebar bi dal itam nan nga war a def parce que su la feebar bi dalee mënoo génn parce que soo génnee dugg oto da nga ko wàll nit wala je veux pas dire su la feebar bi dalee parce que xamagoo ko mais soo amee yooyu symptôme ngay sëqat su wow ngay sa yaram di tàng nga am bopp bu metti wala jaaree alors nga fexe ñu wooteel la wala nga wootee alors parce que soo génnee mën nga dugg oto wala ko ay nit mën nga wax ak ay nit nga wàll leen ko donc yooyu mooy ay information nga xam ne faaw ñu wax ko nit yi aussi xamal leen ne feebar bi nan la mën a duggee su fekkee da nga nekk ci mbooloo wala nga jege koo xam ne kii dafa feebar wala ngay laal lu nga xam ne lii dafa infecté wu bon loolu aussi nit ci xam ko di raxas seen loxo bañ a jël seen loxo alors di ci laal seen bët wala seen bakkan wala seen gémmiñ parce que orifice yooyu yëpp virus bi mun na ci jaar
bon et leneen li ci des aussi mooy état information yi nga xam ne am na ko les gens lambda amuñu ko. ba suñu waxee askan wi nañu def nangam askan wi def ci war a taxaw ministre bi tey. day dem seet malade yooyu xam na ñan la mais du ko wax. dëgg la déjà rek loolu benn information ak leneen li nga xam ne lii ci comportement virus bi la ak ci yeneen ay affaires yi nga xam ne par exemple dafa xew ñoom ñu am information yi kon il est temps que Sénégalais yi ku nekk jàppale sa moroom. alors ñu fexe nan la ñu xeexee affaires yi ensemble solidarité bi aussi ñu fexe ni ñu ko defee ñu néew doole ñu dimbali leen parce que nit ki mënoo raxas sa loxo su fekkee ne amuloo njëgu saabu. donc bon loolu rek la. man yaakaar naa ne li ngay wax noonu ci wàllu sensibilisation depuis que ba virus bi amee ba léegi nit ñaa ngi wax. médias yi ñu ngi wax. docteurs yi ñu ngi bàyyi nañu sax hôpitaux yi toog ci plateau yi di expliquer ñëpp langue boo mën a xam rek ñu ngi koy def spot ñuy véhiculer ñu ngi koy véhiculer à travers les médias yaakaar naa ne nag gisatuma leneen loo xamante ni war nañ ko mën a waxaat ci sensibilisation li des kay mooy que nit ñi dégg li ñuy wax ba pare nag ñu am benn comportement boo xamante ni daal responsable la parce que Chérif lu mel ni li xew gis nga ni sénégalais yi ñu ngi daw di génn réew yi nga xam ne dañu am feebar bi di ñëw ñu leen di bloqué te loolu tamit du responsabilité fa nga nekk ba feebar fa yaakaar naa ne aussi war nga fa mën a toog fajoo fa parce que tamit bu fekkente ne dangaa ñëw fii ñu bloqué la ci àll bi da ngay sonal autorités yi nga xamante ne tal nañu leneen lu dul dem di négocier entre état naan bàyyil sama ressortissant bi mu dugg te yow boo dugg see fii da ngay dolli rek mën na am sax yeneen feebar yoo xamante ne moom ngay jëlee ci ay désert yu mel ni désert Mauritanie bi sedd ba fa nekk gis nga ne bi ñu leen indee dañ leen yóbbu Ndar responsabilité la ñu war a wone ci mbir mi mais je pense que le message est très bien passé que les gens li nga xamante ne ñi ngi leen di ñaax dégg nañ ko parce que boo génnee ci mbedd mi léegi doo gis kenn tey la samedi dëkk bi dama fees dell donc les gens ont bien compris le message dafa am na ñoo xam ne nag ñoom dañu tàmm nekk ñoo xam ne duñu conformé wu ci norme société dañuy bañ toujours mais ñooñu di bañ toujours état bi moo war a taxaw de faire face parce que nag ñun lu ñu mën mooy wax bu ñu waxee ba nit ñi comprendre ba nit ñi xam naa ne la majeure partie de la population a compris parce que ñu ngi confiné nañ déjà seen bopp li ci des nag état bi la moom moo war a fexe ba ñuy bañ nangu moom moo war a fexe ba nit ñi duñu feebarandoo il faut que ñu jël yenn décision yu mel ni comme nee nañu par suñu économie ak fu ñu tolluwaay si suñu réew mayuñu ñu confiner toute la population de façon générale il faut que ñu jël yeneen mesures yu mel ni déclarer ay état sanitaire d'urgence bu ko defee yeneen réew yi fii à côté def nañ ko bu 5 heures ci ngoon ba suba teel ku nekk nga toog ci sa biir kër amul taxawaalu amul dem fenn il faut que état bi aussi soit beaucoup plus fort que ça état bu faible devant X ou Y yu mel nii rek lay indi. ni nga ko waxee noonu la Binta et je pense que on va vers ça ci mesures yi nga xamante moom la jël comme wax na ñoom nit ñi parce que quand même les autorités li leen waral ñoom def nañ ko parce que bu dee wàllu sensibilisation depuis le début muy loolu langue bu nekk def nañ ko su ko defee kenn dara bañ laa ump ci jàngoro ji parce que toll na foo xamante ni prévention bi moom mooy premier remède ci jàngoro ji parce que bu fekkee prévenir nañ jàngoro ji du dugg fii ci Sénégal sax ba ku ci nekk di la dal mooy cet gi nga wax nii ak yeneen et je pense que on va vers ça. waaw comme ma gërëm leen rek te masque yi nag ñu ci jox de balaa ñuy dem ñu tam ñu def suñu moyen de prévention maa ngi lay gërëm di remercier bu baax Mara Dieng di remercier Youssou Ndour seen patron et di remercier aussi Chérif bu baax a baax parce que moom laa doon coordonnel mais sincèrement di la xamal ne am naa yaakaar parce que Sénégal am nañu leadership bu dëgër bu am fayda waaw président Macky Sall foog naa ni am na fulla waaw donc am naa yaakaar itam ni nit ñi confinement bi dinañ ci pléwu waaw parce que lii nii muy demee nii alors ñu ne bërkaati démb rek ñu naan am nañu benn cas bu jógee France tey ñu naan am nañu juróom fukki cas ak juróom benn ñëpp tëdd kon war nañu mën a xam ne lii alors lu sérieux la parce que fukki nit su ku nekk wàllee ñaari nit ñaata nit nga am voilà tu fais les mathématiques
donc am naa yaakaar ne nit ñi dinañu respecter consignes yi dinañ toog seen kër maa ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm. ñu ngi lay sant ñu itam docteur Ndiouga Fall Dieng pharmacie clinique nekkoon États-Unis di liggéey xam lu wa bare ci wàllu garab ci pharmacie mi ngi fii itam Sénégal di liggéeyaat ba léegi ak nguuru Sénégal ci wàllu jënd ak njaay garab ñu leen ko waxee rek jàppaleen Sénégal tey am na 51 cas yoo xamante ni confirmé na mesure nag yu ñu édicté ministre bi nee na kenn dootu ci badine ku nanguwul liñ la sant rek yoon dina dal ci sa kaw na ñëw jàpp ne coronavirus du un combat politique coronavirus du un combat religieux c'est un combat sanitaire ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ndax man mun na ma dal mun na dal keneen mun na dal keneen mun na dal yéen ñi ñuy seetaan mun na dal président de la république mun na dal njabootam te mun nañ koo moytu nañ ko moytu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ba suba ak jàmm